xam nga da nga laaj ci sa menu nii lan mooy fait marquant. waaw man pour man fin bi gën a marquant mooy Sénégal am 0,7% de croissance. pour man mooy fin bi gën a marquant ci 2021 parce que depuis 1994 Sénégal amul taux de croissance bu mel noonu bu tuutee noonu te 1994 li tax Sénégal amoon taux de croissance négative mooy dévaluation moo amoon maanaam dañoo xëy suba jël franc CFA bi la mu doon toll ñu wàññi ko genn wàllam donc 1994 ba léegi Sénégal mësta nërmeeloo ni mu nërmeeloo nii deuxièmement Covid bi muy ñëw fekk na réew mi taxaw na maanaam réew mi am na koppar ba pare signature réew mi am na doole moo tax bi Covid bi ñëwee réew mi mën a mobiliser lu tolloog junniy milliards def ko ci biir léegi nag président de la république ci boppam waxal na ko boppam nee na affaire bi bu ñu deful ndànk ba mu continuer amatuñu luñ ci def foofu lañ toll affaire bi nag du problème mu Sénégal rek Thierno Bocoum constat bi mu def c'est la réalité mais problème mu àdduna bi la loolu tax sax d'ailleurs bu gën a metti parce que bu fekkoon day problème mu Afrique rek te Europe ak Amérique touché wuñ leen xëy na dañ mën a soxla dañ mën a yaakaar ci ndimbal wala ñu yaakaar ci bor pour mën koo régler waaye tey ña nga doon ñaan wala ña nga doon àbb sax ñoo la ëpp problème France tey ñu ngi wax 15% de récession Allemagne nga xam ne dañu inscrire seen constitution ni waruñoo am déficit ci seen budget tey am nañ déficit États-Unis ñi ngi voté plan boo xam ni 1000 milliards presque 1000 milliards de dollars la 900 milliards un peu moins de 1000 milliards de dollars yoo xam ne dañ koy jël def ko ci Covid bi pour mën a relancer seen économie foofu la àdduna bi toll maanaam dañoo toll ci àdduna bi maanaam situation bi àdduna bi tollu ko woon en 1929 bi crise économique mondiale amee il faut ñu xam ko il faut ñu xam ni fi ñu toll nii situation bi ñu toll nii du jàmm du situation jàmm maanaam chiffre économique bi mu toll nii bu guerre mosaana am la lii di am lan lañ ci war a jàngate parce que pour man loolu mooy li ci ëpp solo bu ñu demee ba nga xam ne réew mi am na taux de croissance boo xam mus koo am réew mi réserve yi mu amoon yëpp épuisé na ko lan lañ ci war a jàngaat li ñu ci war a jàng mooy naka la ñuy def ba nga xam ne li ñuy soxla lépp dañ koy mën a fàggu suñu réew parce que gis nga le problème de fond parce que crise bi bu jeexee beneen crise day am analyse yëpp nee nañu épidémie risque de contamination catastrophe naturelle ak loo xam ni catastrophe yoo xam ne yëpp ci climat lay jóge at yi di ñëw yëpp dafay tegaloo il faut ñu xam ko on a fabriqué tellement de virus ci ay laboratoire coronavirus bii bu jeexee beneen virus dafay ñëw parce que tey ñi informé yëpp xam nañ ni coronavirus bii dafa bokk ci virus yi échappé ci labo P4 te labo P4 boobu virus yañ ca fabriqué moo gën a garaaw virusu coronavirus te virus yi dafay muté tey coronavirus forme bi mu am forme la boo xam ni kenn mosu koo gis depuis bi épidémie bi commencé ba léegi donc nañu xam ni àdduna bi suñu bëggee réew mi parce que Sénégal laay wax li may wax nag c'est valable pour tous les pays maanaam bu ñu bëggee réew mi continuer di nekk fii ak ñaar fukki at fii ak fanweeri at fii ak ñeent fukki at fii ak juróom fukki at réew mi continuer di nekk réew nit mën fee dund faaw am na yëf yoo xam ne faaw ñu def ko bu njëkk bi il faut ci réew mi ñu fay bay li ñuy lekk ñuy lekk li ñu fay bay benn deuxièmement il faut ñu am industrie boo xam ni xaw ma nag nu ñu koy créer parce que malheureusement da ngay gis ni ñun suñuy politique de développement yitte woon nañ lépp ba mu des industrie alors que développement amul fenn ci àdduna fu amul industrie parce que ñu dañoo jàpp ni économie mooy commerce alors que commerce du dara commerce ñi muy jox koom mooy ñi koy def benn commerçant ngay gis muy gagner ay milliards di employer 2 ou 3 personnes te Sénégal commerce rek moo fi am maanaam même Solida bi ñuy wax zone industrielle dañ ko créer nit ñi di jël beurre di ko importer Tunisie ak di jël meew di ko importer Maroc di ko ñëw fii di ko jaay jeex na entreposage donc il faut ñu def industrie maanaam il faut que dans ce pays là ñu créer autonomie
fexe ba nga xam ni lépp li ñuy soxla doomu aadama di ko jëfandikoo ci réew mi yaa ngi dégg ñu fexe ba wattu ko fexe ba am ci réew mi. deuxièmement lépp lu ñuy fajoo te loolu moo war a tax ñu dem ci suñu pharmacopée ñu moderniser ko maanaam lépp lu ñuy fajoo parce que tey science wane na ni par exemple ay plantes yu mel ni lay duur yu mel ni nebadaay xaw ma nu ñu koy waxee sax ci wolof yooyu boo gisee tey prouvé buy biy jóge ci baobab biy jóge ci guy tey boo gisee li muy faj ak li muy jariñ et surtout sportifiant en Occident ak ak li muy jariñ yépp loolu dañu war a boole suñu chercheurs yépp tëj leen financer leen parce que résilience xam nga Macky Sall dama koy dégg mu ni résilience adduna bii ñu jëm réew mu amul résilience di nga disparaître résilience nag mooy li ngay lekk li ngay fajoo li ngay dundee nga sàkku ko ci sam réew pour man loolu c'est fondamental donc taux de croissance bi ak fi mu toll pour man loolu la ñu war a jàngal par rapport ak ni ñu war a gérer avenir bi ak liy ñëw. Pape Djibril, le fait marquant pour yow de cette année 2020 lan la comme évacuer nañ décès yeeg yooyu lan moo ci des au plan politique économique lan ngay tànn benn rek nag laa la may. seetal benn émission tey bi moom dafa jafe dam lay kar. émission tey bi dafa jafe ndax booy bi dafa waane dam koy kar koj naa la waaw. émission tey bi dafa jafe ndax xel yi dañu dem fu sori. oui. man bi ma daanee lee nii rek sama xel a ngi dem ci sëñ Pape Malick Sy nga xamante ni waajur la si ñun ak njabootam dem si ñu bëri ñoo xamante ni ñu jege lañ woon ñu fi jógee donc xam naa ne émission bi tey spécialement loolu la waroon a nekk moo tax bu ñu bëggee dem ci beneen registre xam naa ne yàlla nañu yàlla defal tawfeex ba ñu mën ci wax dara effectivement comme ni ko ñëpp dundee Sénégal 2020 mbëkk mi mbas mi mbënd mi moo gaw ñëpp téye leen 2020 boobu ñett yooyu dafa dal ci sunu kaw mbëkk mi mbas mi mbënd mi donc benn bu ci nekk rek te dañoo dajaloo nag ci benn jamono la ñu am xam nga ñeneen am na ci réew yoo xam Covid bi rek lañ doon gérer ñun nag dañuy gérer Covid bi di gérer yeneen Covid ci biir Covid bi donc Covid aussi daf fi fekk ay rakkam xawma ay magam yoo xamante ni ñoom ñëpp désastre la ñuy créer ak benn drame social bu doy waar et jamais quelle que soit la nature des agrégats économiques yi ñuy am quel que soit seen taxawaay daawul jëlee ci Sénégal li nga xamante ni moom mooy liñ ñu diggoon depuis ba ñu d'accordé ne dañuy dund en république depuis 1960 tey rek bi ñu génnee Masalikul Jinaan damay wax ki ma àndal ci oto bi ne ko boo gisee ku mel ni Serigne Touba ak kilifa yi mel ni ñoom muy Seydi Hadji Malick El Hadji Omar Foutiyou Tall ak ñoom ñëpp coono bi ñu daj ci kaw suuf du woon pour seen njaboot pour communauté la woon dañ doon sonn pour ñeneen ñi jëriñu ma ne ko coono bi ñu daj moo tax tey jii ci yenn aspects yi rawatina ci wàllu diine ñu mën a am tawféex bi ñu am tey nga xamante di nga dugg julli def say ñaan daal di génn tranquillement ma ne ko parce que ñii dañu joxe seen dund ñi joxe seen dund yépp ñi joxe seen bakkan ñi joxe seen temps amuñu sax seen jamonoy njaboot ñun tey am nañ chance mën nañoo nekk ak suñu njaboot ak suñu doom ñoom ils n'ont même pas profité de leur famille parce que seen famille moomu leen woon politique yi aussi loolu la ñu diggoon depuis 1960 c'est ce que j'appelle la promesse républicaine mooy que chaque génération doit vivre mieux que la précédente ma wax ñooñu ne leen ñun coono bi ñuy daj tey pour suñu njaboot gën a am tawféex la mais bu fekkee ne yow saa boo ñëwee ñu dénk la lépp ñun on renonce à tout pour vivre en république tey jii yow dans une république normale waroo sax jël vigile sa kër parce que da ngaa renoncer ci loolu pour confier ko kenn parce que kooku moom moo amee le monopole de la violence légitime donc noonu la ñuy renoncer ci yu bëri am ku ñu ko dénk la chose publique la gestion de la chose publique léegi ñooñu ñu ko dénk nag ñoom ñoo war a góorgóorlu ba di parer wu à toute éventualité même bu fekkee ne am na situation yoo xam yu difficile la te li tax ma wax parer wu à toute éventualité ndax bi mbir mi ñëwee gësam muy Covid bi on s'est rendu compte que li mu def feneen ñun yàlla suturaal nañu ci parce que li xew feneen bu xewoon fii tey plateau bi du am waaye comme li xew feneen xewul fii leneen a fi xew mooy dafa def daf ñu fàttali nag
l'essentiel mooy li nga xam dañ ko doon remettre au lendemain jamono bu nekk daf ñu fàttali le sens des priorités daf ñu fàttali sunu mal gouvernance bi nga xamante ni dañ ko doon nëppal mais daf ñu fàttali aussi liggéey boo xam war nañ ko def ba nga xamante ni consensus yu ñuy am du nekk ay consensus yu mou yoo xamante ni lu ñëw mën na ko yëngal parce que ci biir Covid bi am na mbir yu yëngu jamono bu nekk yoo xamante ni suñu borom rek moo ñu suturaal parce que réew mi tamit dañu am levier yoo xamante ni mën na ñuy permettre jamono bu nekk ñu transcender donc woy politique yi dañ affaire bi nii daf leen interpeller mais dafa interpeller aussi le citoyen lambda fàttali ko ne Djibril Fall doo xëy rek nekk citoyen citoyenneté c'est une conquête on ne n'est pas citoyen on le devient mooy boo demee ba am conscience ci say devoir ba mu leer ci sa bopp Mamadou Dia président Mamadou Dia dafa doon wax ne on peut renoncer à des droits mais on ne saurait renoncer à des devoirs est-ce que tey ñoo ngi def liggéey bi war au niveau de la famille et au niveau de l'espace public je parle des institutions pour que ki gane àdduna Sénégal am conscience am ba mu mat ci citoyenneté pour mën ko exercer dans sa plénitude donc loolu tamit mbas mi daf ñu ko fàttali parce que gis nañ à un moment donné dafay mel ni nit da nga koy tere njëriñam da nga koy digal njëriñam mel ni yow moom njëriñ bi daf koy percevoir comme loraange mais Covid bi tamit fàttali nañu wàllu secteur informel mooy ñi nga xamante ni xëy na doo leen fekk fenn ci benn registre ñu d'accord ci muy musiba boo xamante ni bi ñu ñëwee ci biir Covid bi fàttali nañu ne am na ci ñoo xamante ni ndekete saa bu ñu xëyee ba ñu ganee àdduna ba tey bu ñu soxlaa seen état duñ ko fa fekk wala nañ ko fay fekkee du leen neex donc loolu tamit Covid bi daf ñu ko fàttali Covid bi aussi fàttali nañu yu am solo ndekete jamono dina dem ba ñi amoon possibilité jël avion faju ji dootuñu dem ndekete jamono dina dem ba ñi nga xamante ni mënoon nañu permettre seen bopp yenn luxe yi ils sont obligés de rester là donc man li ma si jàpp mooy le fait le plus marquant mooy fàttali bi nga xamante ni sunu borom dafa wax ci alxuraan ne dee leen fàttali ndax fàttali dina jëriñ way gëm donc mbir mi daf ñu fàttali loo xamante ni waruñu ko woon mës a fàtte léegi nag laaj bi samp mooy lan lañ ciy jànge wax naa ne encore une fois nañu arrêté mimétisme bi toppandoo bi xam ne la Covid wane feneen wanewu ko fii léegi ñun est-ce que duñu profitoo ci loolu est-ce que duñu profitoo ci loolu ba nga xamante ni dinañ ci def jéego yu am solo xam ne feneen ñoom seen yitte bi gën a mag fa Covid jaar dëgg seen yitte bi gën a mag ñun bu ñëwoon fi ñu am problème ndax ñun fii yenn dëkk yi rek fi ne amuñu ay cimetière am na ñoo xam fii may wax ak yow seen xeex bi gën a mag mooy pour yaatal seeni cimetière la donc Covid fa mu def musiba problème mu cimetière lañ am ak corbillard donc ñun comme loolu amagul fii ñu ciy sant suñu borom di ci sant le personnel soignant di ci sant ñi nga xamante ni ñoo nekk ci wàllu boobu di sant ñi nga xamante ni ñoom ñooy le personnel bi nekk ci wàllu éducation parce qu'ils ont bravé le Covid pour dem jàngale ji ak ñi nga xamante ni c'est d'illustres inconnus waaye ñoom kenn ku ci nekk ba nga xëyee xam nga ne mënoo toog sa kër ndax boo toogee sa kër Covid du la rey xiifa lay rey donc encore une fois daf ñu fàttali l'essentiel pour man c'est ça le fait marquant Jéggi fàttali la Pape Djibril wax